yee pëtt ma ñu wax pëcc pax gang gars yi na ngeen def baay seen doomu ne Bouna Day aka président de la aka Barack Obama aka Poutine déggoo leen ma def barki Rasulullah gars yi tey dama ñëw dugg si Aara ak Dayza mooy Ndiba bi pare dugg si Papesh mais affaire bi clash la wala avertissement dinaa si dugg ndax Aara wax na ay bagage am Dayza wax na ay bagage am ñu dégg si bandi Akhlou Brick ñu dugg si bandi Escobar ak patati ñoom seen ak seen fay ñu dugg si drill bi foowee leen mais leneen nag laa bëgg ngeen prendre en compte si nouvelle G bi am na ñu fi ne woon nu mu tudd ñu ñooy Akhlou bu toj seen brique am na ñu fi ne woon foog seen Akhlou te maa ngi brique seen temps moo jeex ni ko daanu ba toog léegi nag yooyu yëpp dafa am affaire bi clash la wala avertissement si yenn yi je vais vous expliquer dañ dëkk ma fatama jamax li ma tuusuma Black Lion Technology même sama générique. Dem oji nigga sama siri ma nigga. Sama siri ma nigga. Benn bitch duñu diri ma nigga. Benn bitch duñu diri ma nigga. Oji nigga sama siri ma nigga. Oji nigga sama siri ma nigga. Benn bitch duñu diri ma nigga. Benn bitch duñu diri ma nigga. bu générique bi jàllee nag Poutine mooy wax bu générique bi jàllee léegi damay dugg si Akhlou Brick laay duggee balaa may dugg si Papesh mais dama si yàgg. waaw damay commencé Aara après Dayza parce que bu Dayza bi si la caaj yi gën a nekk ak affaire yi Aara tamit def na lu grave te lenn laa leen bëgg wax pour képp ku jàpp ni clash la du clash du pic en fait lenn la benn avertissement benn clin d'œil pour wax gars yi ñu calmé wu waaye jarul lu tax ma wax leen loolu boo leen xoolee si refrain bi mi ngi naan depuis corona bi maa ngi woon confinement léegi ma ñëw def confirmation ah potum daal la. waaw potum daal la ñoo siy naan mais da ngay am éducation foofu lu ma leen bëgg a wax ndax xam nga si kii bi maa leen doon wax mooy ñu doon naan foog seen Akhlou te maa ngi bi tëtëtët après dinaa leen wax ñu ko wax su ma jàllee bii bay dugg si détail texte bi mais lu mu bëgg a wax tey muy old school muy mag en fait surtout boy yi game bi mag na quoi ñëpp si mën a naan ñëpp si mën a naan ñëpp si lekk ku nekk mën na am si game bi dara te boo bëggee am tey benn affaire si old school yi doole beeg yooyu il faut muy ànd ak teggin quoi. entre parenthèses léegi tey bu ñu duggee si Aara couplet mu ne mën rab bu nooy ak rab bu ngor a keng kii góor da xam ne nee nañ bu oyofee bu yoomee bu jàddee bu gàjjee da koy dëgëral ba mu dëgër këj loolu leen bëgg wax mu ne loo leen mënee dul ak day jël drill foowee ko ñu chat leen dem loo leen mën dul ak day jël drill foowee ko ñu chat leen dem boobu new G bi moo ko moom ñenn ñi dinaa ñëw léegi si lu ma doon wax léegi mu ne kañ ngeen di dab li ma leen rawee ba léegi new G bi mooy ñenn ñi kañ ngeen di dab li ma leen rawee may tegu direct muulaaye ñëw fay booy yi de man lay neex léegi damay jël détail par détail wax nànk par nànk mooy bu ma naan may tegu si ret bi muulaaye xam nga Pipoza tey génne woon na son boobu moom moo wax foog seen Akhlou te maa ngi brique dugg boîte di sol ay tig ay seen temps jeex na ni ko daanu ba toog am na yenn moo yoo xam ne après waxuma Pipoza en fait dafa pig ñooñ de mais tey même bu doonoon shout out genre son yooyu munoo xam directement kii kan lay waxal comprendre nga léegi peut-être ñoom ils l'ont pris ça pour mettre en garde boy on a aucun beef avec vous amuñu problème du clash du dara mais mën nañ leen may doole fii war ngeen jox ñu respect bu ñu moom quoi ak tamit lu gars yi di naan booy ñi ngi nangu game bi moo tax ñu génn ba pare seen drill bi ni ñu si tegoo dafa graaw Aara flow bu graaw la si génne man sax dama war a waxee ni flow bi voilà exactement moo tax mu ne leen botum daal la ñëpp siy naan dem loolu la ba pare mooy beneen bi mooy kii ñun ñooy Akhlou bu toj seen brique boobu Cap moo ko waxoon mooy si ñun rek kase non ñun rek kase bi dafa nice dafa neex parce que Cap taal bi MJ dañoo génn son boobu dañoo clash presque rap gaal seen ñu bëri gis naa fa wan gis naa fa kaw gis naa fa matériel ñëpp mais pic bu nice la c'est un game ñoom ni ñu ko defee sax c'est avec respect en fait c'est avec respect ñun rek kase voilà ñu gis naa fa dóor nañ fa kaw bu graaw ay Paco brise ak yeneen bind naa baale nii mais day gudd léegi ñu dugg si Dayza dafa ne gisuma fii bandi bu Escobar dee na ana El Capo bi rañam bi jeex na Alex Ino Boy Djiné anamu bandi yaa ngi fële Kembek Guantanamo ma taxaw foofu balaa may dugg si leneen voilà foofu ñu bëri
mën ngeen xalaat ak bés parce que moo fi récemment moo fi génnee benn son di wax est-ce que Pablo Escobar dafa xeesal xanaa ñoom patati patata mais man je pense pas que tey wax ak nañ ñoom ak bés te tey su ma daanelee si fin bi di ngeen comprendre en fait si maanaam bu nu mu daanelee rek ngay comprendre ni ñooñu ñëpp kenn moomu ko si quoi bu leen fi créer lu fi amul gars yi jàpp si rek bu leen fi créer lu fi amul loolu laay wax tey mu ne mooy boo gisee dafa def ay références en fait à des artistes à des bandits du West après mu ne leen bandits yaa ngi fële Kenbeck Guantanamo boo xoolee prison la boo xam bandits reconnus mondialement foofu lañ leen di dugal surtout terroristes yi léegi mu ne koo nee du bandit mu mer ah fitu matu bandit bu juddu si saa si la faatu mu des man ma tuub doon ibaadu ñoom sax moom accepté na que tey moom sax du bandi li ñu wane dem nañ ba nangu ni sax ñoom sax duñu bandi en fait te tey boo gisee ñu jël Escobar El Capo nii noo kii ak yooyu Alex Ino dañoo bëgg wax gars yi ñoom déjà ñi ngi ñoon di bandi kenn du fi bandi yu fi mag yëpp dee nañ kon tey bandi lu bi ak ngand lu bi ak rëy lu bi y a pas de sens moo tax tey mu ne tey koo fi wax du bandi bu mer nu mu tudd Escobar kan moo ko fi gënoon bandi El Capo kan moo ko fi gënoon bandi taxul ni pare nañ seen affaire jeex na nu mu tuddati mooy ñu naan Escobar nu mu tuddati ak bés bi lu tax ma ne waxul ak bés Dip gënee lu bandi dina rôle pourtant début bi Escobar la def est-ce que dafa tax ñu ne Dip la moo tax gars yi bu leen créé Dip mooy wax na fi ay Alex Ino yu bëri ñaata nit ñoo fi ne bandi wax fi Alex Ino moo tax bu leen fi créé jàpp si rek lu fi amul quoi man nag benn fii laay daanalee bu mu ne moom déjà nee na moom moo desoon bandi mu tuub doon ibaadu na tëj ko foofu sama gars yi ma dugg si Popech mais balaa may dugg si Popech benn affaire rek laa man lii dama koy yàgg wax sax di nga génn ku fi nekk naan bandi la ngand la pata la barki yàlla ku ñu fi joxoon góor ne ko reyal nit di ko rey sañuñu ko dañuy bandi lu bàyyi leen waj bi waj rek léegi ñu dugg si Popech kañ lay waxal man moo ma jaaxal moo jaaxal ñëpp mais am naa si ay baar après yéen ay xool nag lu si bëri par exemple bi non phrase bi daf may rek ba Popech dafa ne booy bi du bàyyi ndax xel mi du taay danga piqué lu ma jot kenn du si taay déem kenn du si taay est-ce que dégg ngeen affaire bi danga piqué lu ma jot kenn du si taay booy bi du bàyyi ndax xel bi moo taay est-ce que dégg ngeen danga piqué lu ma jot kenn du si taay taille tu fais pas la taille face à moi ak taille boo xam kenn du ak taille boo xam ne kenn du si en yow day jàpp gars yi faj leen benn par benn mais est-ce que yéen a ngi bind style d'écriture bi franchement son bi dóob pëtëxe na ñamaxe na fëtëxe na bit bi ku ko defar rek ñamaxe na nice na léegi nag bi daf may rey mu ne man la bomb seen kaw nee ma seekaat da nga gis li lay dal mel ni seetkat déem man la bomb seen kaw ne ma seekaat da nga gis li lay dal mel ni seetkat bu dee waxkat dil never duñ ko seekat déem mais man lu ma jaaxal Popech dafa mel ni ñu muy waxal soit Bour Musique lañ nekkoon voilà xam na leen ñu miinante parce que fii mu nga ne man la bomb seen kaw ne ma seekaat bomb la quoi bomb guerre en général militaire yi dañ koy yor mu ne da nga gis li lay dal mel ni seetkat déem maanaam boo duggee si moom xam nga ni tey jii booy bi dalay jàpp di la fat-fate di la funti fanti di la wagga dugg di la dugg di la ciki-ciki moo tax gis naa ay pataataati ni yi ma def si biir léegi mu ne bu dee waxkat deal never duñ ko seekaat deal maanaam deal business never duñ ko seekaat kon yéen a ngi gis c'est-à-dire ñooñu soit nekkoon nañ Bour Musique wala xamante nañ mais dafa am baar bu am solo bu ma nar a indi boo xam ne en fait demoon naa ba am la personne demoon naa ba am ko mais dama dem seeti woy ba gisatuma ko parce que cover bi lu mu wax fii si cover ko dafa nekkoon si benn woyu cover mais dafa dindi cover bi en fait gisatuma ko mu ne yoral pistolet ndox ñoo ngi ak bombu cimetière Bour Musique ñi ngi ak tombe pistolet ndox am na ko fi defoon pistolet ndox si cover woyam non so bëgg naa ko wax mais damay noppi barki yàlla damay noppi duma ko fi génnee may naa leen ngeen wax ko si suuf léegi mu ne yoral pistolet ndox ñoo ngi ak bombe cimetière Bour Musique ñoo ngi ak tombe damn cimetière Bour Musique maanaam Bour Musique si almer la moo nar a suul ay label mën nañ ko jëlee beneen sax cimetière Bour Musique ñoo ngi ak tombe
buur moom mooy buur room musique mi ngi ak ay tomb day gas di suul dem fi laa koy tëjee sama gars yi am na yeneen yu dóob Papesh son bi neex na nice na bit bi kii na refrain bi sax daf may dal tox sama du ma naan kare waxkat yi baa leen wax bi baa leen way wet bi waaye sama gars yi fi laa koy tëjee merci beaucoup peace and love